asalaamaaleykum téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel fii ci TV Xombal ay ci ñu dellu daal di leen nuyu sargal leen bu baax a baax ci émission bu bees bi nga xamante ni mi ngi tudd seen plateau ngeen ànd ci ak Soxna Adja tey nag ñu ñëwoon fii seet si Moustapha Mboup Pro Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal. ay ñi ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di la remercier ci dalal bi nga ñu dalal di nuyu téléspectateurs yu Xombal TV yëpp. di jaare foofu rek di pëtëxal di présenté wu man la Serigne Moustapha Mboup représentant de Mboup Pro. aywa Moustapha ñu dégg Mboup Pro Mboup production mu nekk loo xamante ni nouveauté la fii ci biir Xombal ñu bëggoon a xam lan moo waral Mboup production. waaw Mboup production moom ay xalaat la yu ay ndaw yu dëkk Xombal juddoo fi màgge fi yaroo fi xaw a yëngu ci culture ba dara dul dara. bon bi ñu xawee yëngu ci culture ba ñu toll fi ñu toll bëgg a joxaat Xombal dayoom bi nga xamante ni moom la yor ci la ñu réunir boole suñu ay xalaat ba créer Mboup production. Mboup production mais buñ ko déggee jàngat ko day mel ni yëfu famille la ñu bëggoon a xam ba xam Mboup production famille la wala ñeneen dañoo nekk ci biir di ci liggéey. voilà loolu tamit c'est très important bëggoon naa koo dégg pour mën ko gën a leeral ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan. Mboup production c'est pas une famille sant bi moom moo nekk rek wuyoo Mboup mais mënoon na tudd Thiam production mënoon na tudd Guèye production mënoon na tudd Mbaye production dañoo dajaloo rek waxtaan ñu xool ni man maay Thiam ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo daje ñu jël sant bi dippee ko mais ni mu sante Mboup noonu la sante Mbaye noonu la sante Thiam noonu la sante Ndiaye noonu la sante Ba ndax Souleymane Ba ci la bokk noonu la sante yow mii ñan ndax ak ñan ci la bokk. waaw mu mel ni kon Mboup production génnul Xombal mais suñuy xool ñi nga lim dafa mel ni même su nekkul affaire famille tamit amitié mi ngi si ndax ñu ba am na ñoo fi cité ñu Souleymane suñ ko jël la dafay mel ni lépp ngànjool la wala am na yeneen partenariat yoo xamante ni Mboup production ñu ngi liggéey ñoom wala ngànjool rek la yem. ñooñu on a tout fait pour diversifier. diversification boobu ñu doon jéem nag dañ ko réussir ndax yow dëkkoo Nganjool te ci Mboup production nga bokk Ndiaye Koura dëkkul Nganjool Mam Penda dëkkul Nganjool on a essayé d'avoir des éléments un peu partout dans Xombal pour ñu mën a représenter dignement Xombal loolu lañ ci doon sàkku ndax xam naa ni yàlla mën na dogal ñi ngi koy réussir. ay ci Moustapha léegi ñuy seetlu ni tabaski bi passé tabaski 2019 bi ñu génn ñu gis ni Mboup Pro li mu njëkk a taxawal mooy soirée Kéba Seck Kéba Seck nekk daanaan loo xamante ni bu njaboot ñu ni international la te la plupart li ñu koy gis Xombal bariwul pourquoi Mboup Pro tëb rek daal di jëm ci Kéba. waaw parce que booy indil sa dëkk da nga koy indil qualité te Kéba ku xam ni showbiz Sénégal demee xam ni amul kenn ku ko gën a féete kaw Ndakaaru ci soirée amul tamit artiste boo xamante ni ñi ko jiitu bareetul maanaam léegi bi ñuy indil Xombal pour lancer Mboup Pro mënuñu woon a indi koo xamante ni nit ñi duñ ko xam wala du leen neex moo tax ñu jël Kéba indi ko pour Xombal mën a am li leen gën a ñu jël ko si date boo xamante ni c'est pas n'importe quelle date parce que bisu tabaski Kéba mosul génn région de Dakar ñu fexe parce que ñun ay challenge la ñuy def rek ñu fexe ba indi ko Xombal may ko waa Xombal bi su tabaski pour lancer Mboup production jour boobu la commencé. léegi jour boobu xam nga man soirée ba maa ngi foon mais dama seetlu ni xam ne réussite ba soirée ba waroon am 100% am ko. may laajte ba xam amoon na jafe-jafe ci Mboup Pro ñu mu tëb rek indi Kéba fii ak soirée bi est-ce que ni mu waroon a dalee dëgg est-ce que demee na noonu. waaw réussite bi mu amee xam naa ni boo ko waxee rek sama xel dafay dem ci réussite financière. parce que loolu moo xaw a sonal nit ñi. te ku ko am tamit jël. mais du loolu lañ doon sàkku bis boobu bisu soirée bi. ñun jaayoon Mboup Pro mu commencé waa Xombal xam ni Mboup Pro commencé na. ñu commencé ko Kéba Seck moo nu gënaloon ñu am réussite financière. pare nañ ci sant nañ ci yàlla. ndax lépp loo xamante ni nekk na ay retombées yu négatives. yàlla dogal na financièrement mën nañ koo gérer te kenn du ko xam ci ñun. ndax Xombal jaral nañu loolu. léegi ba tey Mboup Pro tamit bi mu génnee ci Kéba Seck ñu seetlu am jàngat boo xamante ni def nañ ko ndax ñu ngi jëm ci bis bu mag boo xamante ni ndaanaan lu mag di Wally Ballago Seck di artiste international ñu seetlu tamit Mboup Pro moom tamit daal di jógee ci Kéba rek daal di koy somb lu waral Faramareen famille Seck waaw lu waral rek Mboup Pro moom jógee ci Kéba demaat tamit ci Wally lu waral loolu. waaw ba tey jóguñu ci logique lu satisfaire waa Xombal wala ñu bëgg leen a satisfaire ci li xew.
bu ñu jógee ci Kéba yaakaar naa ni Sénégal fi mu ne nii ki nga xamante ni moom la ci yàlla gën a may tour ci woy wala ñu gën ko suivre weesuwul Wally Seck. On avait d'autres possibilités nag mais puisque les Khombolois avaient le rêve de voir Wally Seck ñu ni pourquoi pas na ci dal loolu rek moo waral Wally bi waaw. léegi ñu gis ni Mboup Pro bi muy dem ci Wally pour organiser concert bu mag boobu dafa am ñu mu àndal ñu ni ko wax coproduction ñu gis tailleur yi nga xamante ni ñooy association tailleur des Khombole nga ànd ak ñoom liggéey Pro bokk ànd ak ñoom liggéey ñu bëggoon a xam rek ànd boobu nan la demee diggante Mboup Pro ak tailleur yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir Khombole. waaw xam nga Mboup production comme ni ñu ko waxee rek Khombole la ñu nekk ay ndawi Khombole di yëngu ci événementiel doomu Khombole yépp daanaka ku ci nekk bokk na ci koñ boo dugg bokk na ci ñun li nga xamante ni moom moo nekk suñu objectif mooy bu ñu organiser bu ginnaaw bu neexalee dëkk bi ba pare ñu am ci ay retombées financières mais retombées financières yooyu ñun du ñu dikkalaat dañuy xalaat xool loo xamante ni Khombole manqué na ko ñu def ko ca Khombole comme que tailleur yi ñoom dañoo am structure boo xamante ni dafa dëgër te lu ñu organiser ñoom ñun mënoon nañoo organiser am ci bénéfice ñëw fekk tailleur yi toog ñu jëndal leen ci ay machine te ña ko yellool am ko loolu nag bu ñu ko defee suñu xel war a organiser Kéba Seck ba ciy waxtaan tailleur yi approché ñu pour coproduire ak ñu nekk ay doomi Khombole ñun ñëpp ñu dëkk Khombole loolu mën ñu leen koo bañ loolu moo tax ñu nangul leen coproduction bi bëgg cee ànd ak ñoom pour Khombole jëm kanam te duñ ca yem rek dañu bëgg a def tailleur yi ak waa Khombole yépp leneen loo dégg mu ànd ci tamit xamal ni c'est pour le bien faire de Khombole noonu la demee mu mel ni bii yoon Mboup production dafa yaatal dafa tijji waaye da ngay dégg rumeur yi di daw ndax léeg-léeg nga dégg ñu ni Mboup production moo indi Wally léeg-léeg nga dégg ñu tailleur yi ñoo koy indi ba ci biir dëkk bi sax fi ne am na ay jafe-jafe yoo xamante ni entre Mboup production ak tailleur yi fi ne ñu ngi koy dund yéen a ngi koy dund waaw xam nga Mboup production ak pour tailleur yi kenn mënu leen dissocier ndax ñoom ñaari structure yépp maanaam ay Khombole lañ dëkk léegi man li ma gën a lool mooy waa Khombole di wax ne waa Khombole ñoo fi indi Wally mais ñun rek demuñu ndax am na lu ñu soxla te mi ngi ci tailleur yi rek demuñu ndax am na loo xamante ni ñoom moom lañ soxla mi ngi ci Mboup production buñ ko rafetalee noonu rek mu rafet man ci logique boobu rek laa bëgg ñu koy doxal parce que tailleur yi même bu fekkoon ne ànduñoo ñoom en coproduction bu ñu amee bénéfice bu ñu warloog ñoom ay machine dañ leen koy defal comme ni suñu xel demee ca warloog stade ba ay lampe defal leen ko kon c'est tout c'est lépp li ñuy def c'est dans Khombole nañu am esprit de kii boobu quoi. léegi est-ce que mën nañu jàpp ni Mboup production ak tailleur yi ñoo koy ndax am na vidéo yoo xamante ni ñi ngi daw filmé ci internet bi ñi ngi gis Mboup ak Wally Ballago Seck ñi ci des ay trago tamit nit ñi ñu ngi ko am affiche yi seen téléphone yi mu mel ni boo koy xool léeg-léeg sax da nga naan Mboup production kese moo fi indi Wally non c'est-à-dire loolu moom xam naa ni bu fekkoon dafa jógee ci tailleur yi yow mi bokk Mboup production da nga koy jël positivement ndax du luy yàq luy defar la moi je suis parti me voir avec Wally ñu ndekkee këram comme yëfu nit bi ñu paree li ñuy def ba pare moom sax moo xëcc sama téléphone ñi damay vidéo pour jaay bis bi Khombole ci la commencé expliquer boo amee vidéo bu toll noonu jëm si bis bu toll noonu da nga koy wone mu tas ci biir Khombole gépp mais bu ñu commencé di def ak Wally ay vidéo yoo xamante ni dañ koy génne mu nekk ay publicité du nekk Mboup mooy taxaw moom rek di ko def quoi sérieusement mais loolu lu fi jaar la rek quoi te mënul yàq dara ci ànd bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a àndal ak ñoom quoi. ayca léegi nag ngeen jëm ci bis bu mag yaakaar naa mu tombé le 8 mars. di journée mondiale de la femme di bis bi nga xamante ni ci leen sargal jigéen ñi. léegi soirée boobu lan lañ ci mën a xaar ci loo xamante ni dina ko indil jigéen ñi. ak tamit ban taxawaay ngeen ci am yéen ñi ko organisé. waaw c'est une date très spéciale pour les femmes. ndax dafa correspondre ak seen journée. mondialement connue journée de la femme. bon ñu xeex nag dañu xeex nag ba jot ci date boobu parce que Sénégal ku fi nekk xam nga ni journée de la femme boobu sargal jigéen la Wally doon tëggal Baye Ndiaye Grand Théâtre te li ñu ko ci doon fay xam naa ni bu triplé wul ñun li ñu ko fay doublé na ko. comme que ñun Khombole lañ dëkk te ku dëkk Khombole xam nañ ko ci ay conviction ak défendre la mu bëgg ñun dañoo toog jaayante ko ba am 8 mars boobu déggee ko à toutes les femmes de la région de Thiès. plus particulièrement à nos braves femmes de Khombole et environ. moo tax bis bi mënul yem ci Mboup mënul yem ci tailleur yi ndax yaakaar naa ne dayu Wally Seck mënul yem ci tailleur yi mënul yem ci Mboup moo tax ñu ne Khombole et environ
leneen loo ci dégg wala nga gis ko ci rek xamal ni bis boo ko waral mais c'est dédié spécialement à nos braves femmes de Khombole. ay ca Moustapha suñu jógee foofu mu mel ni waali bi nga sowu xam nga waali mbër la. est-ce que mën nañu yaakaar ni mu production bu jógee ci waali am na leneen lu mu yóotuwaat. waaw Mbour production mënu fi yem xalaatuñu sax yem fii on a d'autres challenges yoo xamante ni c'est des challenges yoo xamante ni ay challenges internationaux la sax parce que ñun Mbour production bi ñu koy préparer li tax ñu commencé Khombole pour marquer suñuy empreinte dañu bañ a toog ba ci àgg waa Khombole di ñu dégg ci yeneen te commencé wuñ ko ci dëkk bi mais on a des projets sûrs ak waali yoo xamante ni c'est au niveau de l'Europe. Mais au niveau de l'Europe boobu ñu ngi ci di tracer pour marquer les 60 ans de l'indépendance du Sénégal te buñ koy marqué Europe lañ koy marqué te duñ ko ànd ak kenn ku dul Faramaren bi foofu la suñu vision nekk ak biir Sénégal gox yi nga xamante ni waali jotewu fa te ñu jot ko wala beneen artiste jotewu fa te ñu jote ko bëgg nañ fa jaay Mbour Pro ba ñu xam ni doomu Khombole moo gën def lii. ay ca Moustapha léegi fi ñuy tëjee yow rek mooy di la laaj lan ngay wax Khombole ak li ko wër ci bis bi nga xamante ni yaa ngi ci jëm muy le 8 mars nga fas yéene ànd ak téeri Khombole indi fi ki nga xamante ni mooy Wally Ballago Seck lan ngay wax Khombole ak li ko wër ak autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi. waaw xanaa di leen wax que ni que rek bis bi bisu Khombole la. dañuy lancer appel bu solennel à toutes les autorités de Khombole waxal que ni leen ñun on est là nous sommes des jeunes de Khombole. gis nañu yoo xamante ni jekk na ci dëkk bi kon mënoon na jóge ci ku ci nekk nag parce que bis bu yàlla sàkk ñu dégg lu jóge ci nit njëm si ci Khombole te du doon ñun kon ñun bu ñu defee lu mel nii ngeen bokk ci Khombole yëpp bokk ci dañuy lancer appel bu solennel Khombole yëpp di waxaat encore une fois di lancer un message boo xamante ni c'est un message bu xaw a am bu ma jàpp ni xaw na dina am solo te dina jariñ bis bi mooy on est en coproduction avec les tailleurs de Khombole mais mën nañ cee bañ a yem parce que on est en train d'ouvrir les choses bu ñu mënee am jakartaamaan yi mën a am ASC yi mën a am mbootaayu jigéen yi pour Khombole nekk en fête le jour ba Wally bu dugg see ndax il m'a promis c'est lui qui m'a dit su ma ñëwee Khombole su ma fekkee stade bi fees bala maa wàcc dinaa laalaat sama beneen avance pour Khombole kon loolu naka waa Khombole gépp déggee noonu xam ne bis bi du ndaw du bisu Moustapha du bisu kuy ñaw du bisu keneen bisu Khombole gépp la ñu jàppee ko noonu que la fête soit belle ñu nekk ci lancé boobu quoi bu keneen amee beneen xalaat on est ouvert à tout le monde ku am beneen xalaat boo ko indi pour mu jàllale bis bi on ferme la porte à personne parce que c'est pour Khombole. Aïcha yaa ko dégg noonu mu nekkoon seen plateau d'émission bu bees tàkk soxna Adja ngeen ci àndaloon rek ba tax na ñu ngi remercier ñëpp ci technique bi nag ñu ànd ci ak Souleymane Jules ñu ngi koy sargal bu baax a baax di leen jox rek rendez-vous fii ak fan. dinañ àndaat ak beneen invité ñu sant leen bu baax a baax daal di leen di gërëm. mbokk yi jërëjëf bëgguma si woon sànni mais dinaa leen wax ni leen kooku mooy Adja Coumba nag xam naa ne Adja soxna Adja la wax man yokk naa ci soxna Adja Coumba moom mi nga xam ni moom moo am initiative wax dëgg yàlla di def ci émission bu mag boobu di seen plateau ci fii ci Khombole TV kon c'est top c'est parti première émission la ñu def ko ak Mbour Pro ki nga xam mooy coordonnateur bi di Moustapha Mboup il faut ñuy distinguer les choses Moustapha Mboup mooy le coordonnateur de Mbour Pro wax na sax ci biir waxam dëgg na noonu mu waxee ci Mboup bi mënoon naa sant Thiam mënoon naa sant keneen ak keneen waaye par consensus ñëpp d'accord na ni Mbour Pro label la boo xam ne ni nañ ko def ak Mbour Pro moom it wax dëgg yàlla bu leen fàtte ni en étranger la ne di fa di dem ak dikk donc moom mu ëpp yenn ouverture yi donc moo tax ñu porté turam Mbour Pro mais du leneen mais en tout cas label la boo xam ni ñi ci bokk Mbour wax na ko ñëpp di dégg l'essentiel mooy le 8 mars incha allah mooy appel bi nga xam ni moo ci am solo mooy daal émission bi loolu la ubbee en tant Adja Coumba daaneel nga ba pare mais di nga waxaat nan nga yëgee émission première émission bi nga def nii tey ak Mbour Pro. am contentement Souleymane nga xam nga yombul boobu ba tey def na temps ñu ngi ci di préparer émission bi mais suñu borom tey la ko dogal yàlla tombale nu invité ak Moustapha rek daal ne coordinateur Mbour Pro ba tax na ñu ngi koy remercier moom it mu yombalul nu ko loolu di wax rek Khombole waaye ni leen émission bi seen plateau la tudd képp koo xamante ni bëgg nga ñu dalal la ak wàllu boo mënta yëngu bu soobee yàlla soo dikkee dina la dalal waxtaan ak yow ci la nga yëngu ndax yëfu Khombole la télé bi télé Khombole la
animatrice bi xombal la dëkk dégg ak technicien yi yëpp ba tax na daal plateau bi seen plateau yéen a bàyyi xel te bi xombal ay ci ñu ànd ak yéen tey seen émission boobu nga xamante ni mooy seen plateau bi nekk nag deuxième émission bi tey ñu defee si ko fii ci Dakar ñëw fekk si nga xamante ni moo di Moustapha Mboup mu production waaye ànd tamit ak association des tailleurs yu xombal tey ñu dalal leen fii ci seen plateau fas yéene waxtaan ak ñoom saafanteeg ñoom waaye tamit fas yéene leen déglu ci bis bu mag boobu nga xamante ni jëm nañ ca muy le 8 mars mu tombé ak journée mondiale de la femme ñu nuyu leen bàyyi leen ñu dal sëriñ ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki xombal mbokki àdduna ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm ak sunu kàddu yi ñuy yëkkati fekk leen ci jàmm tamit. bu ko defee bala ma sori rek damay nuyu sama mag bopp jëm Serigne Moustapha Mboup moom mu jiite Mboup production di ci tegtal Serigne Mor Niang mi nga xamante ni moom suñu lépp la ndax nee naa leen lépp famille la yàlla dogal nag ñu fekk fii sunu mag Moustapha Mboup di waxtaan ci événement bi nga xamante yàlla dana koo boole te mënuñu ko séddoo te xombal gépp bokk ci ak li war xombal gépp tamit gis ci seen bopp macha allah loolu moo ñu indi fii tey ñu war a waxtaan ci événement boobu bu bari. waaw Serigne ñu bëggoon a xam rek lan moo leen yëkkati rek ngeen daal di wut si Mboup production ak tamit lu waral rek association tailleur yu xombal ñu ngi soog a organiser programme te ku ne xam na ni daanaka li ngeen songu du ku ndaw muy Wally Ballago Seck lu tax ngeen jóg rek daal di joxe ki nga xamante ni moo di Mboup production ak Wally. waaw kay loolu dinañ ci sawar a tontu ndax ñun nekk nañu xombal di gis taxawaayu Mboup production xombal premier événement bi nga xamante ni fay na suñu bët. mooy jour tabaski ndeysaan xombal gépp di feetal lu nekk moom mu ni xombal moom a ñor mu ni damay indi artiste boo xam ne dañ koy ànd bégal waa xombal te loolu lépp nag buy am moom xar kanam xombal rek lay wane ak image yu xombal ndax mën na ko defee Dakar bi nga xamante ni taam mën naa am fële ëppee mais dafa ni lay day ñëw xombal waxtaan ak waa xombal jox leen honneur bi nga xamante ni moom la ñuy réewe chaque moment ñun tamit bi ñu foree loolu ci sunu nopp Assane Mbab mi moo ñëw wax ñu ko ni day dégg naa Mboup di waxtaan ci loo xamante ni tey jii ñun ñu ngi ciy démarché waaye ñoom tamit bett na leen ñu ciy wax ci lan ñëwee toog xalaat ni Moustapha war nañ koo collaborer ak moom pour ñu jàppale ñu ñëw indi Wally xombal ndax xam nañ ne ñun tailleur yëpp booloo nañ nekk benn mais suñu doole bu matewul war na noo mën a woo ñi nga xamante ni yaakaar nañ ni loolu mooy honneur xombal ñu ànd ko ak ñoom pour ñëw indi Wally xombal loolu moo indi ñu ñëw waxtaan ak moom mu nangul ñu ko nag nangul bu rafet loo xamante ni tey jii ñun dafa mujj kaw suñu yott ndax am na ñu nekk ci biir yoo xamante ni moom rek moo ko xam ak njàng waaye xam nañ yéeneen ci xombal xam nañ tamit bëgg-bëggam ci xombal loolu moo maanaam ab piqué la ba nu roof rek pour ñu ñëw waxtaan ak moom moo tax tamit ñu bàyyi lépp ñëw fekk si ko ci biir këram pour toog ak moom xamal ko ni àdduna sépp xombal ba ngi nii li ñuy waajal xombal mooy Moustapha Mboup production ànd ko ak tailleur yi ñooy indi waajal xombal asalaamaaleykum. Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ñu bëggoon a xam lu tax Moustapha taamu ànd ak tailleur ndax suñuy xool Moustapha boo seetloo danga naan Moustapha ñu ngi milieu bi pour organiser programme yu doy nii mais bi yoon ñu gis nga ànd ak tailleur yu xombal lan moo waral loolu Moustapha. asalaamaaleykum mbooloo bi ñu ngi leen di nekk si turam ak santam aji ñu ngi lay fay di sant rek si teewaay bi ñu am ak suñu mbokk yi di tailleur yi xombal di santaale tamit ñi nga xamante ni ñooy initiateur yi en l'occurrence de Souleymane Ba li tax ñu ànd ak tailleur yi xombal mooy ànd ak xombal te ku bëgg a defar xombal mënoo bàddi ña dëkk xombal pour nga mën a ànd ak moom liggéey ku ci nekk ci ñaari parti am na loo soxla ci sa morom loolu moo tax ñu bëgg a liggéey en synergie te boo bëggee développé ab dëkk noonu nga koy développé da ngay xool fa nga xamante ni boo ci ànd ak ñoom dina laal couche yëpp daal di teel loolu moo tax ñu taamu tailleur xombal. ñu bëgg a xam rek ba xam ànd bi ngeen ànd nii daal di jëm ci bis bu mel nii ndax yéen kese la wala dafa am ñeneen ñu am doole ci seen ginnaaw ndax ku xam Wally Ballago Seck muy artiste international nga bëgg ko déplacer bu ko indi fu mel ni xombal dafa laaj doole dégg nga laaj tamit préparation bu am solo ñu bëgg a xam ba xam ne yéen ñii kese la wala am na ñeneen ñu nekk ci seen ginnaaw. waaw ñun day jàpp naa ne am ñi nekk ci suñu gannaaw seen doole mënuma koo natt. ndax mooy waa Mboup production. muy ñi nga xamante ni bu ma tourné yem ci Serigne Mor.
Souleymane Ba mi yore caméra bi rek ñaar ñooñu bu nekkoon sama gannaaw sax man naa am fitu ni am naa doole. te ñooñu lañ ci àndal mooy bu production ak tant d'autres yoo xamante ni mënu ma leen a citer ci plateau bi nii. ñooñu rek lañ ci yaakaar te jàpp naa ne tamit ànd koog tailleur yi mooy àndal doolee xombal. kon ñun am nañu doole. loolu mooy suñu doole mooy tailleur yi am bu production. waaw. ay jën ñu daal di koy nuyu bu baax a baax Serigne Mor Niang xam nga moom moo nekk coordinateur ci bis bu màgg bi nga xamante ni moom la ñu jëm mu laaj organisation bu am doole rek ñu bëgg a xam Serigne Mor fan nga toll ci liggéey boobu nga xamante ni yaa ngi koy liggéey. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaam di nuyu suñu nataan yi nga xamante ni ñoom la ñu àndal tey jii ci bis bi muy l'association des tailleurs de Khombole di ci jiitalu suñu rakk Serigne mais aussi nous aussi de l'autre côté muy Mbour production ci njiitalu Moustapha Mbour par exemple ñu nekk ci système boo nga xamante ni lépp rek pour defar la mais aussi pour gis ni Khombole aussi à chaque fois que mu amul soxla am na benn doomam boo xamante ni war na mën a taxaw pour yënguti ci loolu pour mu mën ko réussir wala moom la moo animé Mbour production ba ñu ànd ci ak tailleur yi pour fexe ba bis bi nga xamante ne nii bisu jigéen ñi la ñu fas yéene indi fi wàllu seet bon mu nekk loo xamante ni nii c'est pas une chose facile dès l'instant que bis la boo xamante ni nii ñi ko soxla ci Sénégal bari na parce que Wally chaque année xam nañ ne journée de la femme dafay am ay kilifa yoo nga xamante ni dañ koy soxla ci moom parce que bi ñu ko décroché ñun rek yàlla dogal na am na ñu bari ñoo xamante ni nii ñu ngi ko doon wax ni ko ñoom ñoo ko bëggoon a jël di def sax presque lu mat double li ñu ciy def ñun mais moom mu comprendre que moom dafa am lu muy doxee mais aussi am na loo xamante ni moo ko animé muy xomboluwaa gi mu nekk moom xomboluwaa moom Wally parce que wax na ko devant tout le monde xam le ni moom xomboluwaa la loolu moo tax mu sawar ci mbir maintenant comme ni nga ko waxee defe naa ni moo ci ëpp solo fan nañ ci toll fi ñu ci toll mooy ñu ngi avancer vraiment ci ay pas yoo nga xamante ni nii lu am solo parce que boo dee jëflante ak ku day noonu am na noo xam ne noonu ngay war a jëflante ak moom pour mu effectif ñu xam ni lii am na mooy di nga signante ak moom contrat on l'a fait di nga ko jox xaalis boo xamante ni nii avance lay doon nga xamante ni nii ci la ñuy doog a bind contrat maintenant que loolu am mbir mi li ci des mooy teg ci yoon wi pour organiser wu de telle sorte que li ñu ci bëgg lépp yàlla defal ko maintenant ñu ngi ciy avancé bu baax wax dëgg yàlla parce que ginnaaw bu ñu monté comité bi am na ay commission yoo nga xamante ni nii mettre nañ ko sur place ñi nga xamante ni ñoo yor wàllu organisation ñi ngi ci ñi xam ne ñoo yor wàllu communication stratégie ak lépp luy comment dirais-je marketing et tout ñoom itam ñi ngi ci de telle sorte que fi war a nekk ci wàllu sponsor yi wàllu couverture télévision yi ak yu demee noonu publicité yi et tout y a une commission boo nga xamante ni ñi ngi ci bu ko defee loolu lépp bu ñu àggee ci war ko dévoiler aussi nañ ko dévoiler maintenant li ci ëpp solo mooy l'affaire est effective Wally dina ñëw Khombole le 8 mars incha allah parce que am na foo xam ne boo fi xasee àgg ak nit muy waxtaan ba signer contrat jël sa xaalis joxe muy avance ala kuliyal loolu jeex na kon donc wax Khombole nañu xaar ni Wally mi ngi ñëw Khombole ak li ko wër dans tout le département dans toute la région dans tout le Sénégal parce que c'est un artiste boo xam ne il est national voire même international donc loolu aussi ñu bàyyi ci xel bu baax te ñu xam ni Khombole am na ci loo xamante ni lu am solo la parce que am na kilifa bu ñu gisee rek boo xamante ni ci wàllu département bi ci ñi gën a kawe la bokk ci département bi ñu waxtaanee ak moom def ni ñu wax dëgg yàlla Wally de dans le département de Thiès fu ñu ko fiy dégg Thiès lay doon ba ko ñaaneel Khombole te mais dans le département il y a 15 communes. kon donc bu fekkee ni Thiès rek lañ koy dégg ak Khombole rek kon donc waa Khombole am na loo xamante ni moom la ñu war a delloowaat Mbour production ak association des tailleurs
nga xamante ni boobaa ñu préparé ko bu baax voilà et puis voilà Sénégal jëm kanam et que l'affaire marche comme ni ñu ko soxlaa incha allah. ay kenn Serigne Mor Niang coordinateur mu jógee ci moom day daal di jëm ci nga xamante ni moo di Assane Babou Assane ñu bëggoon a xam ndax bis bu toll noonu dafa laaj sécurité bu am doole bu ñu jëmee tamit ci li nga xamante ni moo di stade bi nga xamante ni fa lay amee muy stade bu Xombal laaj na mu am lumière boo xamante ni ñi dina mën a nekk sécurité ndax bis bi dafa tombé le 8 mars kon yeboo ñu ni jigéen ñi leen ko jagleel ñuy laaj ba xam sécurité bi foofu ndax organisation bi jëm ci wàllum sécurité bi ak ñi ko ëmb ndax ñu ngi ciy dox. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu Tenko Seck ak sant di nuyu suñu président Serigne Maire di nuyu tamit mu ko Serigne Mbacké di leen nuyu tamit di leen ziare tamit am na ci loo xam tamit bala muy naan question tontu sa question tamit mu ko bëgg a wax tamit mu leer ndax mbuub mi ñun ànd bi ñu ànd ak moom tamit rëccuwuñ ko. ndax def na ci ay démarches yoo xam ne tamit ñun xaj na suñu loxo ak suñu tànk tamit jotewu fa kon tamit loolu dañ koy wax ni rëccuwuñu ànd bi nga xam ne ànd nañ ko ak yow ndax xolof mi ngi wax ni lu la gën a jege rek gën a yëg kon xaj na moom it am na ci côté yoo xam ne décroché na ko tamit foofu dañ ko defal mention boo xam ne tamit dañuy wax ne tamit loolu bu woon mooma tamit xañ na waaye mën na gën a ñëw ndax sonn na ci ay jour bi ni ñëwee fii tamit dox na ci tànk yoo xam ne man gis naa otoom lay taal taxi lay lii kon loolu lépp tamit dañ ko di jox mention waaw loolu wax tamit dëgg la tamit ni stade lañ koy yóbbu rek du stade bi noonu dañuy ñëw rek dugg ci biir stade bi foog stade bi am beneen xar kanam ndax am na ay gan boo leen woowee ñu ñëw tamit ak waaye nga woo ko mu ñëw toog tamit am na benn xar kanam boo xam ne moom koo war a wane ci stade bi bu ñëwee moom dina leen jox cër bi nga xam ne tamit moom la moom tamit dama ciy woo képp koo xam ne doomu Xombol la parce que wax na ko ak li wër ginnaaw Xombol mbir mi doonatul rek Xombol rek li wër Xombol lu tubaab pour cere ba Tiwaawan ñëpp lii ñu indi li nga xam ne suñu ñu ñoo ko bokk. def naa ne képp koo xam ne doomu Xombol nga tamit ak képp ku ci mën a jàpp tamit ci liggéey bi tamit nga gis sa bopp ne yow lii kat gis na ci sa bopp war nga cee war a mën a ñëw jàpp ne lii kat muub la ak téeri benn kon woo nañ ci képp koo xam ne sa loxo jote na ci rek nga ñëw nga dugal sa loxo. mu mel ni da ngeen a tijji bunti waaye dañuy daal di tarxiis rek daal di waxtaan ak jigéen ñi ndax nag xam nga 8 mars moom sama gis la ñun jigéen ñi waaw yàlla def ñu jagleel na ko mooy gis bi nga xamante ni ci la ñu sargal rek Wally Ballago Seck bàyyi Dakar bàyyi partout dans le monde jëm si fi nga xamante ni moo di Xombol de suñu commune de suñu ville nekk dëkk bi nga xamante ni fa la juddoo suñu lépp fa la nekk Wally Ballago Seck jëm si fa mu tombé bisu jigéen ñi ngoone bis boobu ba léegi yéen nga ci am. salaamaaleykum maa ngi leen di nekk surtout ak sa fan dañu ñu ko dañu suñu présentation li ma koy wax daal bëri na loolu man daal maa ngi woo jigéen ñëpp di woo waa Xombol gépp ñu gën jàppale Mounikoro ak tey te xam ne affaire bi ñun ñëpp ñoo ko moom defaral Xombol ak lu wër Xombol moo ñu tax a jóg waaw maa ngi woo ñëpp waaw pour ñu ñëw jàppale ñu. waaw te xam ne surtout jigéen ñi maa ngi woo jigéen ñëpp bëgguma kenn des fu jigéen nekk ci àdduna maa ngi lay woo pour nga ñëw jàpp ci pour bis bi mën a réussir waaw. ay seen ndeel lan ngay wax sa moroomu jigéen ñi nga xamante ni yaa ngi ñoom yéen a bokk bis bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu Mounikoro ak ñi fi toog ñëpp di ko wax ni dalal bi rafet na teraanga yi bari na ñoom la ciy sant di la gërëm voilà maa di wax ne ci bis bi. ñu ngi woo waa Xombol gépp jigéen ñi ak lu wër Xombol yëpp ndax bis bi bisu jigéen ñi muy journée de la femme ñu indi fi ñoom day ñëw Wally Seck ñëpp seen loxo ñu ngi ci biir di wax ñi ngi xaar jigéen ñëpp 8 mars du yomb journée de la femme. ay ci yaa ko dégg noonu 8 mars du yomb journée de la femme Moustapha lan ngay tëjee ak lan ngay wax Xombol bi nga xamante ni ñu ngi xaar bis bi ñu jëm. xanaa rek di dellu di waxaat toute la population de Xombol et environ que l'événement là n'est pas un événement communal, c'est un événement régional, voire même national, puisque ça coïncide à la journée de la femme, dédiée à toutes les femmes de la région, plus particulièrement à nos braves femmes de Xombol, bu leen ci kenn jiitu. jigéen ñi Xombol bu leen ci kenn jiitu bis bi seen bis la liñ ciy xeex di ko def ba mu sotti ba yegsi fii yéen a ko moom yéen lañ ciy delloo dugal ku ci waaye toll xamal ni liggéey bi mu ngi ci sa loxo loo ci mën a doxal on est ouvert à tout le monde ku ci woo sëñ Mor woo Serigne Neer woo Assane Ba woo Souleymane Ba xalaat boo ci am bu jëmale bis bi kanam ubbeeku nañ suñu buntu ñëpp c'est pas pour nous pour Xombol la
loolu laa mën a si doon. ay jërëjëf Serigne Ndiaye. waaw Kara wax na lépp comme moom li mu wax rek ca la ñu bamtuwaat. muy lépp ñëpp la mu ne ku ne mi ngi ca. waaw bu ci kenn sentir ni mbir mi amoo ci wàll. waaw mbiru xombal la mbiru lépp loo xamante ni tey jii àdduna sépp dañ koy bëggee. kon ñu ngi ciy woo képp koo xamante ni rek góor nga ndax jigéen ñi woo nañ jigéen ñi ñun tamit dañuy woo góor ñi. képp koo xam ne góor nga rek ñu ngi lay woo ci bis boo xam ne bis bi am nga ci part de responsabilité. kon grand affaire baa ngi noonu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. jox ko. merci alors au revoir. ay jërëjëf yaa ko dégg noonu mu nekkoon émission bu mag boobu nga xamante ni joxoon naa leen fa dee passé rendez-vous tey nag ñu nit ñëwaatoon fii ci Dakar ànd ak ñi nga xamante ni ni mu leen ko waxee mooy Moustapha Mboup production waaye ànd tamit ak association des tailleurs yu Khombole rek ba tax na di leen joxaat rendez-vous fii ak fan rek ñu àndaat ak yéen ci beneen émission beneen invité jërë ngeen jëf. jërëjëf mbokk yi kooku mooy Adji Coumba moo doon def émission bu mag boobu mooy seen plateau gis ngeen macha allah déplacement bi nag tey yi ñoo ko def jël Khombole TV ànd ak ñoom jóge Khombole ñëw fii ci diwaanu Dakar fekk si Moustapha Mboup ak Serigne Mor Niang mi nga xam ni ñooy représenté Mboup Pro fii ci Wakam fi nga xam ni yaakaar naa ni dañ koy profité defal ko Mboup Pro fii ci Wakam yéen waa Khombole képp ku ñëw ci Khombole heure añ dab la wala reer dab la wala ndékki dawal nga ñëw Wakaam moom prix waa Khombole ko moom ñoo nga fa di góorgóorlu di daan seen doole mais beneen mbir mi mooy Wally Seck rendez-vous bal ba tàkk na mooy le 8 mars avec Wally Ballago Seck le phénomène ki nga xam ne mooy yëngal jamono yëngal adduna kan moo ko fi indi Mboup Pro les tailleurs de Khombole kan moo jiite les tailleurs Serigne Naël ku jiite les Mboup Pro Moustapha Mboup attention Moussa Mbaye ci LB qui gère sponsor di leen ko jël ci kanam moom it mu joxe ñaari kaddu waaye Serigne Mor Niang le coordonnateur l'infatigable ak ki nga xam ne mooy Assane Babou ki nga xam ne moom laay tuddee doyen ngi noonu nag sol la femme ànd ak seen i jigéen Ndella Niang ak kële di Ngone waaye nag ki nga xam ni mooy les boy njingla ñu ngi noonu toog le trésorier mi ngi noonu ma leen di wan ci seen image ak ki nga xam ni mooy le grand tailleur mbokk yi rendez-vous le 8 mars entrée bi nag xamaguñ ko coow laa ngi ni ku lëg màlle ñii naan 5000 la ñii naan 3000 kenn mënu laa wax entrée bi ñaata la bis bu jotee dina leen ko jàllale ñii ba ngeen dégg ko ba ngeen xam ni entrée bi unique temps la wala VIP temps la waxaguñ ko nag kon bu leen kenn jox information bu fausse bu amee Khombole TV dina ko jàllale réseaux yi sociaux yi jàllale ko télé yu mag yi jàllale ko Khombole TV ca kaw ca kanam Mboup Pro les tailleurs en avant joxante leen loxo yéen ñaar acca juleen jaajëf gars yi mbokk yi yoo Khombole les tailleurs yi ñu toog seen atelier di ñëw gis ngeen affaire baa ngi nii mat na sëkk macha allah tailleur yaa ngi nii jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Mboup ndeysaan